téléspectateurs yu ITV di leen daal jàmm seen émission kenn askan wi ñu am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tamit tey jii di talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru juillet atum 2020 di dalal oustaz Taha Niang moom mooy chargé des relations intérieures et extérieures de la fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal. ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum daara yi naka noonu modernisation des daara fu ñu si toll. loolu yëpp ñu fas yéene ko yaatal si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi ci kanam tuuti mën ngeen woote si 88 628 32 32 ngir participer si émission bi oustaz Taha Niang man lay dala jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. aouzu billahi samii al alim min charri shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim bismillahi lima nafaal walhamdulillahi mimma faila lana. mbokki ITV ci émission bu ñuy wax kennu askan wi ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu yow mi nga xam ne yaa ñu dalal di nuyu suñu kilifa muy Serigne Moustapha Lo nga xam ne mooy président fédération nationale école coranique du Sénégal di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir association bi di ñaan yàlla émission bi ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggaloo ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. ok am na solo alors oustaz comme ni nga ko waxee mbirum daara nañ fa seeni waxtaanee waaye laataal ñu koy yaatal dañuy ñëw ak yow si tolluwaayu feebar bi. coronavirus bi nan nga ko gisee. waaw feebar la boo xam ne balaa la. yàlla dafa wax ci alxuraan wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat wa bashiri saabiriin moo doon digal sénégalais yi. aay boobu laa leen digal ñu dundee ko ak feebar bi. yàlla dinaa leen natt ci seen alal dinaa leen natt ci benn feebar boo xam ne du ngeen ko gis. wala anfusi ak yenn saa yi nga am nit ba si yàgg ñu ne la gaañu na. wa samaraat ngeen bay du ngeen am lu ngeen seen bay mi du nangu waaye nag yii yëpp bu amee maa ngi am contentement ci kenn ki nga xam ne mooy muñ. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ci feebar bi comme ni ñu waxee ne nit ñi nañ moytuwante mooy laa darara wala dirara. maam fexeel yow nga sàmm sa bopp ba bu leer kenn waaye fexeel ba bu la kenn lor mooy ñi nga xam ne ñooy ulul amri yi mooy médecins yi nga xam ne ñoom lañ dénk feebar bi ñu ciy dox ñooñu seen tegtal yi na nga ko jël waaye bu ñu fàttalee jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne feebar bu amee am na benn ñaan boo xam ne mooy bi ko fiy jëlee. mooy bi nga xam ne jullit bu xëyee def ko mën naa mucc moo ko takk masque ñooyam donte ne takk masque mooy ulul amr médecin yi. mooy bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim. boo ko waxee ñetti yoon yonent bi nee na balaa bi. bu doon wàcc fu mu la mën di fekk yàlla dina la ci musal. te ñun sëñ daara yi moom lañ jox muy suñ harmonisé. jël ko comme arme muy médicament yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bu ko defee nag ni muy def ci àdduna bi jaaxal na àdduna bi yëpp. ñëpp la jaaxal tey Sénégal tey ñu ngi ci 200 morts. 200 morts yooyu avant feebar bi. doon nañ daanaka 198 léegi ñu yegg fa. léegi nag avant feebar bi daanañ fa daanañu dee. feebar mbas yi amoon na fi mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon solution bu amee na kenn ku nekk jël say mesure ba nga xam ne doo lor kenn. am na solo di gërëm tamit état bi seen taxawaay. parce que ñu ngi góorgóorlu. Sénégalais yi nañ déglu aussi. xam ne ñëpp luñ bëgg rek mooy mucc. te benn mbir la moo xam ne ñun ñëpp ko war a ànd xeex. ci ay ñaan nag état bi maa ngi leen di wax buñ taxawee def suñ communication ba pare dafa bokk si suñuy principe ñun ñaan mais man dégguma nag fu ñu taxawee def ne nangami kaa bu ñu paree ne kilifa yi nañu ñaanal te feebar bu amee nga bëgg a seppi loxol yàlla tegee ko ne yàlla seetaan la ak feebar bi. parce que ñaan mooy ngàndaayu jullit addu'a silaahul mu'min yéen a jullit bu amee problème day daw wéeru ci ginnaaw yàlla. kon yow li ngay digal Sénégalais yi mooy bismillahi lazi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. boobu moom arme la ñaata yoon. ñetti yoon. ci bis bu ñu xëyee ak bu ñu gontee. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku ko wax feebar du la fekk fenn moom dina la di ci mucc. léegi nag lu am solo la kilifa yi nañ dellu tamit ci tuub. parce que yàlla moo wàcc benn punition. mais tuub bi tamit est-ce que ñun ñëpp ñoo war a tuub. ñun ñëpp. ndax xam nga soo nee kilifa yi rek. tuub kay ñun ñëpp war a tuub. waaw damay xaar kilifa yi ñu wax ne. waaw parce que dañoo amoon benn kilifa. bu doon wax ne ku nekk ci gaal gi
muy Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu bul ñaan gaal sa ëmb mucc da ngay ñaan gaal gi mucc. problème am na ñun l'islam dañ ci am ay gis-gis am ay principe yoo xam ne mooy principe l'islam ñoo am ay guides religieux yoo xam ne ñoo fi nekk ñooñu tamit waroon nañoo génn jël seen avis woo nit ñi na leen nañ leen tuub génn dajale nit ñi na leen nañ leen tuubee sàngam nañ leen def sarax sàngam nañ leen def nàngam nañ leen def nàngam. te loolu mais yooyu yaakaar naa am jot na am. mais jot na am. oui mais feebar bi mi ngi continuer. kon tamit war nañoo maanaam bëgg ñu koy fàttali nit war nañoo orienter nit ñi te bàkkaar bu bëri day waral yàlla teg nattu aw nit. am na aw nit yu fi nekkoon doon def bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu bon la. yàlla bi muy leen di mbugal dafay wax faja'alnaa 'alayhaa saafilahaa parce que lan moo tax yàlla mbugal leen mooy daf leen a mere. tey feebar bi lu tax yàlla indi ko wàcce ko ci àdduna bi yëpp mu daj monde entier mooy monde bi demoon nañ ba bàyyituñ xel yàlla. lu waay neex nekk amul jàppal ma say tànk. léegi nag yàlla na arrête yow mii maag yow bu ñu tasee wóolootuma la jox loxo. alhamdulilahi rabbil alamin bi corona xamee ne. góor ak jigéen waratuñoo joxe loxo mu dindi ko fi mais nag man mere naa corona ci lenn. mooy bi mu tëjee suñ jumaa yi. suñ jumaa yi. mere naa corona mais est-ce que tamit yaakaaroo oustaz Taha Niang que ni loolu yëpp dafa bokkoon si lépp li nga xamante ni su mun nañ ko ngir moytu feebar bi. waaw moytu moom. oui ñëpp ko war a def. mais nag yàlla dafa wax jullit ñi mais fattaqullah mais nag wa naddimu umurakum. yéen itam nag ragal leen yàlla. mais organiser leen seen yëf. jullit dafa war a organiser wu. tey mënuñoo bàyyi marché yi partout dans le monde boo demee HLM man démb bi ma fay jege dama tiit. boo demee ci yeneen marché yi fii Sénégal nit ñaa ngi def lu leen neex. léegi nag waaw nit ñi kay dañ bàyyeeku bu baax a baax a baax. te kenn jëlatul seen prévention kenn taxawatul. te mbir mi luy wàlle la. contaminité lañ wax maam boo laalee nit mën na la wàll wala nga nuyu ko wala ci aju. tey li ci war mooy jullit ñi nañ xam ne état bi li muy jug du xeex ñun sénégalais yi la koy xeexal. donte ne nag am na ñu koy jiiñ ay ordre la yoo xam ne dañ ko wàcceeg kenn ku nekk di ko gisee say gisiñ mais feebar moom ñëppay feebar. bu ñëwee liñ la digal def ko pour yàlla may la. musal la ci barkal am na solo alors oustaz Taha Niang yow yaay chargé des affaires intérieures et extérieures de la fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal. alors fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal. suñ ko waxee. lan la ak lan lay représenter exactement. fédération nationale. ak ñan la fédéré comme dañ ni fédération. kon ñan la fédéré. fédéré na lu mat ay 1000 associations yoo xam ne ay sëñ daara lañ. parce que dañu gis ne association sëñ daara yi dafa bëri boo demee si raison yi fu nekk nga fekk fa association fu nekk ñu gis ne pour ñu mën leen a dajale fokk ñu teg benn programme bi dañ ci ànd aussi ak état bi. ñu tënk ay laa'iha yoo xam ne dañ ne ku ci bëgg a dugg da ngay am benn fiche bi ñu defar ko comme ni ñu koy defaree ci fiche yi ci aju yëpp pour nga mën ci adhéré wu. ñu dem ci association yëpp présenté la ko association yëpp ànd adhéré wu ñu mel lu mel 19000. daara yoo xam ne ñu ngi ci biir fédération bi et puis cher léegi ñooñu biñ taxawee tënk mbooloo mi muy mbooloo mu am solo président Moustapha Lo jiite ko. Adama Seck di secrétaire général. ñu ñëw teewee fi ñun suñ digalu président boo xam ne mooy Mansour Samb. mooy président bi nga xam ne moo ngànk Dakar. dimanche prochain woon nañ. télé yi ak télévision yi comme ni ak rajo yi. foog naa yéen ñëwoon dimanche passé. ñëwoon nañu waaw. bi passé li ñu taxoon ñu woote mooy daara dafa bëri ay jafe-jafe ci moment yi ñu toll. depuis feebar bi nga doon wax mi Covid 19 bi. dañ fiy dund ay difficultés traversé ko mooy ñun ay sénégalais lañ. ñaare bi tamit ñu gis ne état bi moo ñu ëmb moo ñu yilif te ay doomam lañ ñu gis ne fédération bi da doon def ak état bi ay dialogue boo xam ne avant mbas mi di ñëw la. avant le mars 2 mars. avant 2 mars lii nii ñu ngi ko bind pour régler problème mu daara fiche la boo xam ne ñoo ko bind mu doon 12 points. 12 points yii ñu ngi ko bind le 5 décembre 2019 jox ko état bi ki ñu ko joxoon Niokhobaye Diouf ci la bokk mooy directeur protection des enfants. madame Ndeye Saly Diop mi ngi ci. muy ministre bi. suñ président Moustapha Lo moo dem toog ak ñoom jox leen ko na leen 12 points yi yaakaar nañ ko bu ñu ko jéemee régler par étape mën na régler problème mu daara. am na solo mais doguma la mais xam nga waxtaan bi commencé woo ngeen ko. mais mbas mi moo tax mbir mi am retard. mbas mi nag bi mu ñëwee. oui. dañu am blocage. blocage bi
blocage bi ñu am blocage bu doy waar la. c'est parce que mooy bloqué bi ñu bloqué dialogue bi ñu doon def ak Itihad bi. bi le 2 mars jotee ñu ne mbas mi ñëw na dañ ci gis benn attaque ak ay menaces yu dem di dugg ci daara. yu doy waar parce que daara Cambérène 2 bi ñu koy wax man dem naa ba yegg daara yi toog ak borom daara yi waxtaan ak moom dañ koy fekk di ko jàpp comme crime di ko menacer jël xale yi jëlee leen seen loxo yóbbu leen te fa ñuy wax. mais lu tax autorités yi dañ ñëw fekk anam yu ñu ngi koy fekkee du ay normes yi nga xamante ni sàkku nañ ko si daara waral lan lu tax. lu waral avant que loolu defoon nañ benn ak ñoom dialogue. ak madame la maire. ak ñi nga xam ne ñoo ngànk daara yi muy association yi nga mooy centre yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yenn association yi. certaines bi ñu toogee ñuy waxtaan ak ñoom dialogue ñu ne feebar dafa am ma leen feebar moom feebar la mën na dal ku nekk. ñu ne xale yi dañu nekk à danger ma ne leen benn xale yi ñun ñoo leen gën a bëgg ñun ñu leen yor. te président dafa wax restez chez vous. toog leen seen kër yi. ñu ne d'accord. ñun dinañu toog. toog bi ñuy toog mooy nañ ñu fi fekkee ak ay accompagnement bu ñu demee lu lañ dialogué ak ñoom. ñu ne am na ay centres yu fi nekk yoo xam ne bu ñu demee ñëwee ci daara ji fekk daara ji nekkul bonne condition amul sa àdduna. waaw mais xam nga oustaz. fekkee ne tamit bonne condition ngi wax mais dafa am lu ñuy wax le minimum. waaw le minimum ok. le minimum dafa am te dafa am solo alors est-ce que le minimum boobu amoon na fa. waaw ok. waaw daara yi ñu dem yi ci ëpp. daara li ca fexe mooy xale bi am fu mu dëkk am fu mu jàngee am ay toilettes xale yi am nañ fu ñu dëkk am nañ fu ñu jàngee am nañuy toilettes te man dem naa fa. xale yi ñu jël Cambérène 2 daara ji 4 étages la. tout 2 étages la. yoo xam ne par appartement la taalibe bi kenn ku nekk yor sa appartement. tey dañ leen fa fekk dajji seen bunt yi yor ay liif taxaw ne sëñ daara bu waxee dañ lay dóor te sëñ daara bi du criminel sëñ daara li gën a cher ci àdduna moom la yore. mooy jàngale alxuraan. am na solo mais ñoom ban explication nañ joxe. bi ñëwee xam nga aussi duñ ñëw aussi fekk kilifa daara bu nekk si daaram di jàngal ñu ñëw di ko yóbbu alors lan moo xew dëgg-dëgg. waaw léegi dañ ne xale yi nañ toog seen kër yi. léegi bu ñu ñëwee dañ naan la xale yi léegi mbas moo xew feebar. mënuñoo dëkk ñoom ñëpp ci benn kër. mais nit ki kay boo confiné woo yaa say xale yéen ni ci sécurité. bu ñu confiné wu leen toog leen seen kër yi nga toog yaa say xale yaa ngi ci sécurité voilà. léegi sécurité boobu ñu nekk xale yi génnatuñ demuñ fenn ñun boo demee suñu daara ba tey jii ma fay jugee ñu ngi togg bis bu nekk mën a ceeb boo xam ne 7 daara laa koy séddale. tey confinement boobu xale yi def ñu ne sëriñ bi ñëw na ko xale yi nekkuñ ci bonne condition. sëriñ bi na leen man de nii laa mën a nekkee ak ñoom parce que fii dama fi dëkk maa xale yi depuis lu ma 5 ans ñu ngi fi. ñu ne fii mu nekk baaxut moo leen man parewuma pour jugee fii parce que fii laa am. léegi kay xanaa nit ki boo ñëwee na ko xale bi fii ma nekk nekkul bonne condition kan nangoo jël benn oto boo xam da nga koy loué fay ñoo xam ne dañuy ñëw pour jël sa xale yi nga war a fay transport bu yóbbu xale yi. loolu yëpp boo ko globalisé dajale ko jox ko sëñ daara bi xool fi nga xam ne moo nga gis ne fii normal boo ko bu dee fi ñuy peinture la ñu peinture ko bu dee toilette bi ñuy defar la ñu defar ko. bu dee lu ñuy def tabaxaat la ñu tabax ko. kon d'accord nga ak man que ni peut-être autorité yi. le minimum boobu ñu doon wax. gisuñ ko foofu. non le minimum. waaw fii ci Sénégal. bu dee dañuy xool bépp kër boo xam ne nekkul le minimum ñu jugee fi y'a problème fii ci Sénégal. bépp kër non mais oustaz xam nga nag xam nga fekkee ni day mel école rek daara aussi xam nga comme lu ma la wax rek foog mu am yoo xamante ni peut-être xale bi dina nekk ci kaaraange. dina nekk en sécurité. peut-être aussi ñoom ñëpp. seen inquiétude autorités yi moo doon. lépp jaar ci yoon ba foofu conditions yi réunir. ba xale yi nekk ci kaaraange. waaw. conditions yu réunir. est-ce que du defar nañ ci jublu woon. waaw xam nga defar bu boo xam ne. kay da nga fekk man ma yor benn daara boo xam ne yor naa ko lu ma 30 ans fii Dakar benn bis nga xëy ñëw rek na ma conditions yi laa bëgg nga tëddee te yow mosoo participer. état autorité yooyu ngay wax mosuñu participer ci dundu xale yi. mosuñu participer ci dundu daara ji benn feebar ñëw. ñu aggravé ko ci àdduna bi ñu ñëw na daara ji dafa war a judee ki ñu fa war a jëlee ndax sénégalais la wala du sénégalais. ki ñu fa war a jëlee ndax citoyen la boo xam ne dafa am bépp droit boo xam ne dañ ko jox na la droit nit ki li ma lire ci constitution bi. sànq bi may ñëw mooy nit ku nekk am na droit jàng.
bépp enseignement kii lay doon public. wala mu doon privé. ñun daara yi privé lañ yor. donte ne dugguñ ci enseignement public. ñu doon ñoo xam ne ñun daara yi dañ fi yàgg lool. sëñ Cissé. waaw depuis 1547. daara yi ñu ngi fi. am na solo jiitu fi école bi. daara yi nekkoon ci Pire. benn waaye jugee fa bu ñu tuddee Faidherbe di xeex daara yi léegi nag Faidherbe bi dama gis ne dafay jur ay doom yoo xam ne ay nit ñu ñuul lañ doon ay sénégalais comme ñun yor ay yat yor ay liif bëgg ko dóor seen daara yi. léegi alors man oustaz nous sommes pas d'accord comme ça. alors oustaz man dama bëgg a xam ak mbas mi fond force Covid 19. est-ce que yéen li ngeen doon xaar ci autorités yi gis ngeen ko est-ce que tamit autorités yi jàppal na leen. autorités yi non non. ah bon amul leen lu ñu teg seen loxo. bi ñuy ne mbas mi président dafa woote 1000 milliards. oui ne moom la ñu war a joxe. ñun association la ñu yor. am na yenn certains sëñ daara Jurbel ak fii ak yeneen raison yoo xam ne dañu dem ci préfet woo leen ñu dem toog ñu woo ñëpp ñoo toog ñiy séddale sëñ daara yi ñun la ñeen bokku leen parce que du ngeen ay Sénégal damay laajte. état ñu ni ñan bokk ñan sëñ daara yi bokkuñ ci ndimbal yi. ñooñu dañ bokk ci fédération bi wala. ci fédération bi lañ bokk ci daara kuy daara rek man li may défendre. mooy képp mais léegi ñoom xam nga kan laay défendre man. képp ku yor téere bi di ko jàngale mais constitution boo xam ne constitution l'islamique la. boo xam ne tout le monde du musulman. da nga war a jël constitution bi rëddu ci. parce que constitution bi dafa même Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dafa koo xam ne bi ko yàlla wàcc dana ko summa ja'alnaaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha. mooy maa la rëddal sharia boo xam ne mi ngi ci yoon boo xam ne yow moom nga war a topp yow yonent bi. yonent bi moo ñu rëddal ci mais alors man dama bëgg a xam. yan argument la préfet bi teg dafa amoon inscription ñooñu bokkuñ ci wala lan moo tax mu ni ñooñu bokkuñ ci. waaw sëñ daara yi dañoo ñëw. waaw ñu woo leen. di wax ak ñoom problème Covid 19 bi ba pare. ne leen am na ay ndimbal yu fi ñëw. ñu ne ko ñun daara yi an ci ñu wàll fédération bi dem laaj ñu ne leen yéen bokku leen ci ndimbal yi. fédération bi ci boppam. fédération nationale école coranique Sénégal joxuñu leen dërëm ba ñoom sax bépp dialogue bi ñuy defati lu jëm ci daara dañoo supprimer fédération bi supprimer complètement te avant que ma lay wax fin décembre. léegi dañ supprimer fédération bi. léegi ñan nañuy waxtaanal. léegi am na yeneen certains ustaas yi ñuy waxtaan. waaw non defal ndànk. mooy arabiphone yi. non defal ndànk. defal ndànk ustaas xam nga aussi. fekkee ni dafa am fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal am aussi yeneen association peut-être ñoom ci seen gis-gis. mënuñu recevoir ñëpp. peut-être ñu xool ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñooy représenter daara yi ak maîtres coraniques yi. mais daara ñun dañoo bañ ba am président xanaa kay boo bëggee wax ak mbooloo. normalement léegi ñeneen ñuy waxtaanal nag. nga wax ak secrétaire général ñeneen ñuy waxtaanal. ñeneen nit ñuy waxtaan ak maa ngi seetaan léegi benn oustaz su di ko félicité di ko nuyu. bi sëñ Makhtar Sarr. mu ne moom bokk nañ si ñu woowoon. parce que fédération bi dañ leen a boole ko fédération bi ne ñoom duñ ñëwati ci négociation yi parce que li ñuy def ci daara yi ànduñ ci ñu bëgg woo ñeneen pour corrompre yi ñooñu laa mën a tuddee parce que état secret la. wala ñu wax loo leen loo xam ne dañuy jël yat bi dóor ko taalibe yi te képp koo xam ne da ngaa bokk ci daara di ko dundal du dundal téere yàlla bii waroo bokk suñuy utiliser pour xeex daara lii nag li ko waral. non mais xam nga aussi oustaz. foog ñu comme waxtaan bi aussi Sénégal yi dañuy suivre. bu baax a baax est-ce que état bi am na intérêt ngir xeex daara. bien sûr. ban intérêt la ci état bi am. parce que man est-ce que état bi jullu ci defar. waaw parce que man dama jàpp ne. mbir mi du état Sénégal. nga jàpp ne fa am ñeneen ñeex ci gannaaw. dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaaw. yow ay ONG nga bëgg wax. ONG ak ay organisation non gouvernementale. aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitti te nga xam ne gëmuñ diine ji ñooy attaqué téere yàlla bi te mën naa la si jox ay firnde yu leer dama yor constitution bi nga xam ne moom lañu rëdd pour daara. ñu ngi am programme 2025. ba 2030 2020 bi ba 2030. mag ñi bi ñu fi nekkee dañ doon récupérer ceddo ji di leen dugal ci diine ji ñu samp fi loolu ba ñëw ñun ñu sauvegarder loolu di jàngal xale yi di leen yar parce que fii boo xoolee réew mi li fi jag bu doon 100% la daara dafi participer 80% la fi daara participer nasaraan bii di wax boo xoolee ay nitam yi nga xam ne ñoom la yor di leen fay ci biir 100% yi matul 5,% tey li ci des yëpp ay nit la ñoo xam ne ay bonne volonté yu dund daara bokk ci ñooñu
léegi bi ñu toogee di waxtaan maa ngi toog benn certain journaliste bu doon wax ma yor dossier yëpp yor film bi mu ne lii bi ñu koy tënk ñu ngi ko tënkee en Suisse di wax curriculum de daara ak lu ñuy def pour récupérer xale yi nekk ci daara ji ñu jàng nasaraan nga xam ne bu ñu amee à l'âge de 6 ans mën nañu dem jàngi alxuraan. mais à l'âge de 9 ans dañu war a dugg ci enseignement enseignement bi fi nekk muy français bi. léegi nag ñooñu bu ñu demee ba xam ne ñii ak beneen bu mu la mën a wax. programme bi mooy gis naa ca planning familial boo xam ne dañu ko war a autoriser ci réew mi te loolu mi ngi am man loolu laa ci gis. deuxième bi gis naa ci ñu valider suñu réew mi li ñuy wax homosexualité nga xam ne góor jigéen dañ koy valider ci biir réew mi te yii nii. nga ni foo ko gis. ci texte yooyu. texte yooyu. waaw te yii nii ma lay wax. mais ki loolu kenn appliqué wu ko. maa ngi ko aussi dama lay wax. waaw dañ may yónnee audio yónnee ma vidéo. mais loolu est-ce que tamit nekk na lu authentique. waaw mais xam nga nit ki buy programme day programme lu jëm. man dama naan julli ñi lañ. mais comme kenn appliqué wu ko kay peut-être yow. moom mën nga rafet njort rek. moo départ ci daara ji. maanaam nit ki buy commencé maanaam doone fële laa jëm. ba pare commencé jël lépp ginnaaw fii 2030 lañ jëm tey liñ bëgg mooy tey julli ñi ñoo war a taxaw waxuma daara ji sax. maman bi julli ñi ñoo war a taxaw. am na solo parce que menaces yu jugee ci occidentaux yi di dugg ci diine ji di dugg ci réew yi ak yi nga xam ne moo nekk fii dafa opposé tul suñu l'islam. mbokk téléspectateurs yu ITV ma fàttali tey ñu ngi dalal Oustaz Taha Niang moom mooy chargé des affaires intérieures et extérieures de la Fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal mën ngeen woote si 88 628 32 32 suñu téléspectateur bu njëkk mu ngi si ligne bi kilifa gi bismillah allo. asalaamaaleykum xaaj Maay. allo Serigne Cheikh mbokk Kaolack bismillah. barakallah maa ngi leen nuyu bu baax. alhamdulilah dem dégguma la de. waaw dégg maa ngi doon suivre ak émission bi nag waaye dama ne woon naa déglu rek. bismillah ñu lay déglu di la dalal jàmm. macha allah rafet na te aussi benn question laa amoon mais éditeur bi njëkk a dugg daf ko posé rek mu ci problème mu mooy feuille boobu ñu waroon a récupérer. ak mooy manifeste bi. waaw texte yeeg yooyu mais par la suite waa ji da ko expliquer rek mu doy ma daal. ok alors sëñ Cheikh yow nitu daara nga xam naa ni moom émission bi soxal na la de. dëgg la man nitu daara laa jàng. jàngu ma leen. xam naa waa ji suñu mënee yokkal son bi rek ñu déggal bu baax. man effectivement nitu daara laa. jàng naa alquran jàngale naa ko. macha allah. maa ngi nuyu suma mbokk moomu ñaan. mu lay dégg di ko yóbbante nuyoo ci association bi nga xam ni ci seen biir la nekk. incha allah di leen ñaanal. lu yàlla wàcce barke alxuraan ci yëngatu yi ak ci dar yi wàcce ko ci télé bi parce que man télé bi daal. macha allah maa ngi ma ne sa télé bi. waaw suñu télé bi ITV. waaw surtout yow maa ngi lay ñaanal daal benn jour nga bokk ci tanoor yi nga xam ne ñoom ñooy doon monument de la presse Sénégal. parce que vraiment mosuma la gis waaye estimé naa la daal parce que dal nga. am nga ëdëp. te loolu dafa am solo. nit bu dalee am teggin rek. daanaka bu foogee ne am na lu ëpp loolu nax na boppam mais bu ñu yaakaaree ne amul dara nax nañ seen bopp. jërëjëf. bon Oustaz Niang. ak bu ma leen encouragé ñaanal leen ñaanal son bopp man danaa am ay quelques critiques yu ma def. bismillah. Malick. waaw. dëgg la alquran ñu ngi koy xeex loolu moom kenn du ko lam-laame. déedwaay. daara yi dañ leen di xeex. déedwaay Cheikh. ndax toujours rek man samay wax dafay dellu ci waxu Baye Niass radiyallahu anhu. Baye Niass dafay wax ci ay waxam mu ne xeex bi gën a métti ci lislaam mooy xeex bi nga xam ne ay doomam dañ koy xeex ñu doonut ay doomam di ko xeex. Cheikh al Islam. loolu waaw radiyallahu anhu loolu nag dafay wane maanaam puissance doole bi nga xam ne moom la lislaam am. te lislaam mooy alquran. ndax munoo wax allahu akbar ba ba ngay waxee asalaamaaleykum te loolu wax alquran. boo jàngul fatiha ci sa julli amoo julli. te Baye dafa wax ne jullit ñi dafa doon joxe misaal ci Senghor. mu ne kenn ci ñun ñi ndax bu ko Senghor bindoon leetar dina am jàmm. balaa moo tëdd ci la lu dul da koo liir. maa ngi xam nga tey man ak yow mi bu ñu Macky Sall bindoon leetar tey man lu may jàng tubaab bala maa am jàmm dana ma jaral sax ma fay pour ñu jàngal ma leetar bi. mais alquran mooy leetar bi jógee ko ci yàlla jëm si ñun jullit ñi.
tey jullit yi dafa mel dañoo fàtte loolu dafa mel dañoo fàtte ne jàng alquran farata la. naka nga man naka laay imaginer ci réew moo xam ne dañuy bàkkoo ne 95 musulmans ay jullit lañ nga jël sa doom yi dugal leen ci école français yi benn jour bi nga xam ne moom mooy samedi wala dimanche ngay jël xale bi ne ko demal sa daara ja doo ma déranger parce que yaa ngi ci weekend kooku jubluwaayam du pour xale bi xam mais jubluwaayam mooy xale bi may ko jàmm ci weekend bi pour mu noppal may ñaan sénégalais yi di ñaan sama mbokk jullit ñu dellu siwaat yonent bi dafa waxoon ne ku dee perte nga loolu da ngaa bàyyi ñetti doom yi te ñetti doom yooyu bokk na ci doom ji nga bàyyi mu lay ñaanal fi critique bi may def nag mooy ñaan dama bëgg ngeen gën a takku ba maanaam xeer bi ñuy sànni daara mu bañ ñëw dal te nit ñi dal Malick waaw da ngay gis ko jógee ba Tamba ba Kolda ànd ak daaraam ñëw Dakar lan lay ut si Dakar mais daara lan lay nooraani nga jël xale yi fajar nga jox leen ay pot ñu nekk ci riiwu Dakar yi noonu l'islam bi. mais Cheikh. Cheikh dogumol de est-ce que tamit kooku def loolu yaakaar ñu li mu mën am Dakar mënu ko am région bu mu jógee est-ce que du loolu tax wala. ooy ma. li mu mun a am Kolda mënu ko am Dakar. c'est-à-dire loolu du lay. gis nga soo taxawee na man damay jàngale alquran. su la Malick joxee doomam na la fay su la munta fay delloo ko doomam. loolu mooy dëgg. sëriñ daara yi buñ nangoo doon ay sën. ba Malick bu jógee ekkati doomam jox leen dem toog fële. ñaan na am fulay fayda ku ko jox doomam na ko fay mu jàngale ko mais ñaan tamit na am xurriya ngor bu doy ni ku ko jox doomam mu jàngal ko bañ ko yalwaan loo. ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi jaar ci daara yi pour karawaasi leen foofu la ñuy jaar. man Medina laa jàngee. Medina laa dëkk moom laa maîtriser. benn daara du kër Seyda Ali Cissé. du kër Cheikh Hassan Deme. du kër Cheikh Omar Touré. du kër Baye Amadou Thiam. du kër benn daara doo fi ñëw nga gis xale yi jël pot fajar jëm ci ville bi. ñoom ñëpp fajar dañuy yeewu jàng suñu wàccee ñi ci am kër bàyyi dem ndékki ji ñi ci amul kër bàyyi ndékki ci daara bi. ku desal lekk ci koñ bi yóbbu ko ci taalibe yi jaamu ci yàlla. ñu jàng man loolu laa bëgg ñu def. jërëjëf Cheikh. di encouragé ñaan bu baax. am na solo di la encouragé di la ñaanal. jërëjëf Cheikh. di leen wax ne nañ fàttaliku téere yàlla bi jàngi ko. am na solo ndax loolu rek mooy li am solo tey ak ëllëg. maa ngi jégalu bu baax su fekkee am na benn baat bu ci yëngu waaw. allo nga bañ a quitté rek technicien bi dina la jox sama numéro ndax nee na ma fan yëpp yaa ngi ko doon sàkku dina la ko jox. incha allah d'accord waaw. incha allah. waaw ñoo ko déggandoo oustaz Taxaña. pan kàddam si. jàpp ñu ngi koy nuyu. moom seen Cheikh moomu. waaw di ko jaajëfal ci dugg gi. di am contentement ci intervenir bi mu def. parce que daara ñun ñëpp ñoo ko bokk. man dama naan Sénégal yëpp ay nitu daara lañ. bu ñu gémmee seen principe parce que Sénégal dafa am ay principe bu boppam. yoo xam ne mooy lislaam moo fi jiitu te moo fi sax. beneen bi moom li mu wax mooy daara dafa am moment yoo xam ne nit ki ni muy jotee daara la. man fii laa jàngee Dakar moom ko wax la jàngee Adama Niang sama nijaay la. moom xam na ko. mais Dakar bi ma fiy jàng dama yalwaan fii ñu nekk nii man yalwaan naa ba taay sama kër baayu daara mi ngi fii. yalwaan Babacar Ndiaye. mais yalwaan boobu noonu. est-ce que léegi warul dakk. waaw mën na dakk. am na ku nekk si ligne bi baal ma jël ko ab ñu ñëw si fànn boobu la allo. 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 allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi fan nga ñu woowee. maa ngi wootee. allo. maa ngi wootee campement Ngexo. bismillah ñu lay déglu. tabaarakallaa ñu ngi rafetlu émission bi baax. jërëjëf. di gërëm sëriñ. allo. waaw dafa mel na dem na alors yarwaan bi. est-ce que tamit xam nga loolu bokk na nekk na loo xamante ni débat la yarwaan bi est-ce que warul dakk. nañ bàyyi xel ne yalwaan dafa dagan de. waaw ci alxuraan. waaw dafa dagan. mais xam nga le problème mooy des fois da ngay gis xale yoo xam dañuy yarwaan ne nga naan. ñii façon bi mais nga naan ñii ban heure nañuy jàngi. façon bi ngay wax ban heure nañuy téye seen alwo wala seen téere di jàng wala di nafar. di tax ma indi lee. heure jàng sax nga gis leen si mbedd mi. façon am na ku nekk si ligne bi allo. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah kilifa gi bismillah. dama bëggoon dugg ci émission bi. yaa ngi en direct fan nga ñu woowee. maa ngi Scat Urbam Grand Yoff. Grand Yoff bismillah ñu lay dégg. waaw maa ngi nuyu Assane Niang moomu ñu dalal. mu lay dégg. bu baax. dama gis ñu bind ci titre bi fañ la ñu toll ci yeesal daara yi.
mënoon nañ ci dolli fan lañu toll tamit ci tas daara yi. da nga bëgg ñu yokk si loolu. waaw. yow da nga gis ni daal jamono ji dafa am lu taxaw ngir tas daara yi. waaw. allo. waaw gis naa loolu waaw. déedéet waay. loolu maa ngi ci gis ñaata daara lañu tas bi Covid bi amee ak léegi ñaata daara lañu jël delloo ji leen. te amul benn daara buñ mën a wax ne état tabax na ko. xanaa ku ne da ngay tas daara day fekk ne yow da nga ko tabaxoon. mais daara yooyu nga ni état da leen tas est-ce que du mbas mi su jeexee incha allah état aussi dana dellu si waat day mel ni rek classe intermédiaire yi si wàllum nasaraan classe intermédiaire yi ñoom jànguñu est-ce que du loolu wala. waaw xam nga su yooyu état moo ko tabax. am lu mu fa def. waaye ki nga xam ne fexe na ba confiné ay xelem ku mel ne Assane moomu man dem naa daaraam xam naa ko bu baax moom xam na ko. nga ñëw fekk daara ji am lu mu taxawal. moyen bi nga def pour delloo ja xale yi boo ko defee xale yi gën a am kii bu baax parce que biis yi ñu luyee mooy de 300000 doo ko luyee biis. moyen yi nga jox ñi nga xam ne ñooy ñëw bokk ci ay ONG wala ci ay corps ñëw pour lii bi pour yóbbu delloo ja xale yi xaalis boobu yëpp boo ko dajalee jox ko borom daara ji defe naa dana am ci lu mu jàpp ba mbas mi jeex. te defe naa bi muy commencé dañ ne woon génne nañ benn somme pour daara yi. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard boobu. dañ ko yokk sax 330 millions lañ njëkkoon a wax. 330 la ñu wax ñu ne dafa tuuti. 330 millions yooyu suñ fekkoon dañ koy séddale daara yi bi ma ko xaymaa. kenn ku ne day am 14000 francs 14000 francs man matul sama ndekki daara. matul sa mburu mi may jënd ëpp na 14000. bis bu yàlla sax léegi 1 milliard boobu. daara ju mag la dañ koo jël lu yoo ko ay kaar man pour man. ak def ko ci ay moyens pour tas yenn daara yi te daara yooyu bu ñu paree ci yeneen daara yi internat yi lañ jëm état nekk fi pour moderniser daara mais dafa nekk pour dooleel njàngam tubaab du ma wax njàngam nasaraan parce que walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi' millatahum dañuy jaawale nasaraan ak tubaab njàngam tubaab mi benn waay bu yeewu boo xam ne tugal la dëkk moo jël aw làkkam fexe ba def ko ci ay téere ñu koy jàng yaa ngi may dégg. léegi nag njàng mi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ñu ko jox. mooy alquran ak sunna ñëw nga xam ne ab royuwaay la suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ni bii demoon na ba not àddina yépp ci loolu la ko notee woon. la jiite woon àddina ngeen baal ma ci not gi. ci loolu la ko suñu borom joxe woon pouvoir mu mën a jiite àddina yépp. jërëjëf. waaw ci la kon nag nañ fexe ba xale yi fexe xam suñu diine suñu islam. ci alquran ak sunna ngeen baal ñu xaq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha allah Seydina Omar. baarakallah kii daara ju mag la yor Scat Urbam te wax na dëgg. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. te rapidement rek allo. 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 asalaamaaleykum. waaleykum salaam madame Tall. monsieur Cissé vous allez bien. alhamdulilah. dama bëggoon wax ci affaire daara yi parce que lii ça m'intéresse. bismillah ñun lay déglu bu baax mbaa. gis nga Ahmed Khalifa Niass. dafa wax benn réflexion bu pertinente une fois dama ko dégg mu koy expliquer. nee na ñi yor daara yi ñoom lu ñu leen teg nii. dafa fekk ci ñoom lañ la jóge parce que nee na bu ñu organiser woon. nee na dans un pays quand tout est politique da ngay am une réponse politique. maanaam bu ñu organiser woon ñoom ñëpp ba élection jotee ñoom ñëpp ñu bindu ci. am doole am puissance. seen ay élèves yi mës a jaar seen daara ñu leen di mobiliser di leen recenser. ñoom ñëpp bu élection jotee nga joxe ay ordre de vote li leen voté leen pour diw. gis nga consigne de vote yooyu bu ñu ko daxasee ba déclaré. nee na képp ku toogati ñoom la njëkk a lijjal ci seen dossier. kon yow da nga jàpp ni réponse bi politique la. c'est politique si. parce que si bu élection jotee xam ku nekk day dem naan ndax diw joxe na consigne de vote ndax xam nga li ma la bëgg a wax. te ñoom booy xool ñoo fi ëpp ay doomu daara ñoo ëpp par exemple ci majoritairement xam nga am nañu doole quand même booy xool. su ñu nekkee seen daara ni mu bare ñi ñuy formé ak ñi jotoon a génn et tout ça là. bu ñu defoon seen ay association ba pare nag déggoo seen biir aussi parce que y a ça aussi parce que fekkente ne déggoowuñu xam nga loolu du dox. joxe ay consigne de vote ni bu élection jotatee ñun kii la ñuy voté ñii la ñuy jàppale. nee na bu boobaa seen problème dañ koy rek te kenn te duñ fuñ toog duñ ko jóg. deuxièmement je voudrais venir aussi benn côté boo xamante ne tam li mu wax dëgg la parce que nee na suñu udee li mu nekk si rek la lay ëwalee. parce que fekkente ne aussi dañu war am responsabilité parce que moi-même je suis contre par exemple affaire le yalwaan ni ñuy defaloo xale yi quand même à un moment donné. ku mu doon sa doom boo ko xoolee am na ñoo xam ne c'est que du ñëpp. mais am na yenn conditions yu ñu teg xale yi mais c'est immoral.
da nga gis ay xale yoo xam ne bu ñu doxee tànku nen mais da nga leen jox sa jëndal leen daal mais dañ koy jaay parce que nee na xaalis lañ leen di laaj parce que y a des trucs yoo xamante ne au sein de notre association il faut que ñoom nag rek la ko aussi bien sûr parce que y a des trucs de am na côté boo xam ne pour les droits humains dañ ci nekk en retard bu baax a baax bien sûr loolu la voilà c'était ma petite contribution voilà merci beaucoup madame Tall ñu ngi koy dafa mel na téléspectateurs yi ñu ngi insister si ligne bi fekkee ni am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko laataa ñuy àggali allo kooku dem na alors mbirum yarwaan bi. yow da nga yor daara n'est-ce pas. waaw oustaz. yalwaane Dakar teg ci. waaw léegi yow sa daara noo ko yéen fa nekk dañuy yalwaane. bu baax. dañuy yalwaane ban heure nañu yalwaane. gis nga bi ma fay ñëw man. waaw maa ngi fi ñëw le 20. le 2020 bi. 2020. waaw allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaw sang bi na ngeen def. alhamdulilah bisimilah. yéen a ngi waxtaan ci waxtaan bu am solo. jërëjëf. yal na yàlla fay leen ci taxawu leen. amiin amiin amiin. gis nga sëñ bi. fi réew mi moom kii ñee ci gën a sonn. nitu daara yi. praticiens yi ak baadoo la. ba ci média yii nuy woote nii baadoola mënu cee woote parce que kuy xëy di wuti dépense 2000 xam nga ne doo mën a dugg sa réew vocal 88 628 suñu waxee rek man mooy bëgg a dee. ngeen baal ma nag ci loolu laa jëkkee. bi ci des mooy ñaari doom nga am ay Cheikh Ousseynou Assane. nga ne Ousseynou danaa la xot na mbubb jëndal la dàll jëndal la saak oto di la yóbbu fay la ingénieur tabaxal la école jox la baa ngay nga ca toog di jàng ma di la jox bourse sax léeg-léeg Assane yow demal débrouiller toi muy débrouiller di débrouiller ba mu yàgg nga ne ko léegi ni ngay débrouiller sax baaxul léegi nu ma neex ngay débrouiller. allo. waaw kooku dem na. kooku dem na. alors da nga yor daara n'est-ce pas. waaw. ndongo yu fa nekk ban heure nañu yalwaani. benn heure la ñu yalwaan. ban heure. actuellement bu 7h30 génne jotee dañuy génn. ba ban heure 9h30 dañuy ñëw jàng amul beneen heure bu ñu yalwaan. dafa am loo leen sas. non actuellement man xam nga daara ji yoruma. waaw léegi waaw dama ngay déglu daara ji xam mosuma ko yor. waaw. dama fa fekk sëriñ bi ma doon jàngal sëñ Xaari Touré moo ko jàngal. moo ma jàngal alxuraan. ba mokkal. léegi nag moom bi ma jàngalee ba noppi. yàlla dogal mu wàcc ci liggéey ci fin daaw ci korite gi. mbokk yëpp te tesee na ma yaa yor daara ji xam nga daara ji lañ laa ko fekkee woon. mu doon ñaari barak man maa jël sama objectif bopp jël sama alal tabax ko. xale yi nii ñuy wax bi muy taw buy taw dama naa leen toog leen du ma nangu kenn génn tuuti sol daal. ñaareel bi tamit dama leen wax heure jàng na leen fekk ci daara ji te bu ma amoon lu ma gënal man sama objectif bopp parce que xale yaa ngay jàng français ñu ngi fay jàng luga arabiya bu ma amoon lu ma gënal benn xale du génn di yelwaani te sëñ daara yëpp loolu moo leen gënal xam la laa wax état bi nañ bàyyi wax ji te jëf ana daara moderne yi yow journaliste nga fu na ngay wër fan nga gis ñu tabax daara moderne ba ne la fii la xale yi war a commencé jàngale politique lañu war a bàyyi. allo am na ku nekk si ligne bi allo xam naa dañuy jël ñaari auditeur ñaari téléspectateur yu mujj ndax am na yeneen laaj yu ñu war a laaj émission bi du des bëriwul allo allo kooku dem na xam naa dañuy jël suñu téléspectateur bu mujj ndax am na ay yeneen yaaj yoo xamante ne war na la ko laaj te ñu ngi insister allo. allo oui. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaye ñu ngi leen di ziar bu baax sëñ bi. alhamdulilah delloo ziar soxna si fa nga ñu woowee. di nuyu sëriñu daara boobu. di nuyu sëriñu daara yëpp macha allah. fa nga ñu woowee. waaw ñun ñu ngi leen di woowee Dakar ñun tam daara lañu yor. bismillah. maa ngi tudd Seyda Xafsat Fall bu Sen TV. ñun tam dañu yor daara di jàngale alquran. waaye soxna soosu génn léegi. li mu wax dama cee d'accord ak moom bu baax a baax a baax. parce que nag. sëriñu daara yi kenn ëpp leen cër fii ci réew mi ndax tey ku ci nekk rek bëgg nga sa doom jàng Quran xëy na nag parfois ni ma koy waxee organisation bi mooy xaw a def mais loolu soxna si génn wax man ci loolu laa d'accord mooy sëriñu daara yi nañu ànd nekk benn di defandoo di dindandoo organiser li mu wax dëgg la réew mi boo fi génne ñi fi génne ci daara tuutee ciy def ñi fi baax ñëpp ci daara yi loolu moo wér loolu mooy li am ndax doy na rek tey ñu ne la suñu maam Ahmad Bamba doomu daara la man Xaaji Maalik Si doomu daara la maam Limaamu Laay suñu maam yu baax yooyu tey li ñuy tiitaroo mooy daara
ba ci Serigne Saliou mi nga xam ne mooy borom xel ko kon yaakaar naa ni réew mi daara am na ci solo te yaakaar naa ni tey ku faatu kenn du la jàngal ABCD mais dañuy dem jëli imam bi mbaa ñu dem jëli sëriñu daara bi mu taxawu la sang la jullee la jébbal la sa borom kon yaakaar naa ni alquran am na cër bu rëy ci réew mi te li des nag mooy li soxna soosu génn nga xam ne wax na lépp mooy organisation bi moo def dañu war a organiser wu bu baax a baax ndax damay wax naan ku ñuy jiiñu dëm waruñu laa fekk ngay feccoo yeelu liir dañu war a organiser affaire bi yenn heure yi xale yi nekk ci mbedd mi taxawaalu ñu arrêté ko parce que am na heure jàng am na heure am na solo mais ay 10 heures 11 heures xale yi nekk ci mbedd yi di taxawaalu tam loolu dafay xaw a doy waar vraiment loolu laa ne woon dinaa ci contribuer di encouragé sëriñu daara yi nag di leen wax yàlla yàlla dimbali leen nañu jàpp rek Touba yi incha allah di la gërëm bu baax di la sant ñu jël suñu beneen téléspectateur bu mujj allo Malick allo Malick Serigne Cheikh permettez-moi 5 secondes ma ne Oustaz Niang ci affaire yalwaan bi dama gis nga ne dafa dagan yalwaan dafa dagan ci alxuraan dëgg la c'est-à-dire xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim wa min salawaatika sakanun lahum gis nga yalwaan waxuñ dafa xaraam mais ku sañoon kenn du la jox da ngay joxe c'est-à-dire man fi may waxee mooy xale yi ñuy jox pot naan la surna 1000 francs foofu la ñuy waxee mais dem yalwaani lekk te damay ñaax suma mbokk sénégalais yi di leen wax nañ jaamu yàlla ci daara yi nekk seen koñ yi Malick man moo tax ku am doom rek yar ko yar bu baax man suma papa ñi may dégg xam ne suñu kër ñu bëri dañ doon ko jaawar lekk daara ji ñu bëri ci dañ doon lekkee bi mu demee bàyyi ñu fi ñu ci loolu lañ ne xale yi dañ fiy lekkee mais en temps dañuy tibb boolu daara am na solo mais yalwaan bi lañ wax yalwaan doo xaalis ku la jox doom na la fay su ko mënut mu téye doomam jërëjëf Cheikh jërëjëf mu nekkoon suñu téléspectateur bu mujj di jéggalu aussi si yeneen téléspectateurs yi ndax ñeenti simili moo ñu dese alors sànq ma laaj naa la ne la yow sa ndongo yi nga am ñaata nga leen di laaj par jour laajuma leen dara par jour génni leen yalwaane léegi dañuy dem yalwaane bu 9h dem jotee ñëw leen mais duñu yalwaane ñu jàng te maa ngi am ay xale yoo xam ne ñu ngi dañuy yalwaan xam nga man du ma nëbbatu parce que fii Dakar waaw non yalwaan maanaam daara ji dama lay wax daara ji man créé wu ma ko oui ki ma jàngal alquran sama rakk papa la bi benn waay wax na ne lu tax daara yi di jugee ci biir foog naa Cheikh moo ko wax mais pourquoi nit jugee ci àll bi ñëw Dakar ubbi kantinam pourquoi nit jugee faneen ak faneen yow journaliste nga mais dëkkoo Dakar lan moo tax nga nekk Dakar toogoo Thiès def fa journaliste tey ñun dañoo nekkoon ci àll ba di bay wala Saint-Louis tey ñun dañoo nekkoon ci àll ba di bay di dundee ñu dem ba bekkoor am sama maam di wax sama papa bi nga xam ne moo ma jur jëlal daara ji nga dem ak xale yi ngeen dem Dakar ngeen fexe ni nga parce que bëggu ñoo delloo xale yi mag ñi jàngale alxuraan def samay maamaati maam ñoo yoroon daara ji léegi nag dama lay jox exemple xale bi li mu wax ci wàllu li mu wax ci wàllu vote bi waaw élection yi sëñ daara mais loolu daf mel ni ñor na la de mi ngi ñor lool sëñ daara léegi da ngeen di politique dinañ politique parce que dafa jot da ngeen di politique temps ñu jóg politique waaw mais xam lu ma jaaxal aussi lan moo tax aussi des fois yenn question de l'heure yi yenn question d'actualité yi du leen si dégg waaw kay xam nga jàngale moo métti oui gi nga man bu ma xëyee 4 heures du matin yeewu jàngale ba 7 heures xëyaat jàng 10 heures nga duggaat ci daara ji nekkaat fa ba 1 heure 3 heures nga duggaat ci daara ji nekkaat fa ba 5 heures bu timisee nga jàngale kooku looy tal amoo benn jour booy noppalu bu dul jeudi doo tal dara mais oustaz am na laaj boo xam ne ba lay tontoo ko xale yi suñ génnee yalwaani ñaata nañu indi luñ ma indil du ma wax benn xale wal kitaabil aziz laay wax du ma wax benn xale indil ma nàngam parce que man gëwuma yalwaan gëwuma ko léegi dama ko dond léegi suñu indee nag man dama ko dond bu ñu ko indee waaw ci laay man dama yor famille fi ma nekk dama koy fay te sama famille maa leen di dundal man li ma chargé ci bopp bi bëri na borom kër yoo xam ne chargé wuñ ko léegi ñoom aussi dañuy fay xale yi noo fayuñ seen waajur yi man dama leen a fekk noonu ñu joxee ko sama sëriñ daara ji noonu mais man bërki démb man damay dialogue ak xale yi dama naan leen yalwaan bii man góoma ko bokkul ci sama principe xam la laa leen wax am naa école bu ma war a taxaw madrasatu Taaha laa koy tuddee damay def jumaa ci suuf dañuy wàcc julli gi li sa dem jàngi am na solo mais dama am ay principe yoo xam ne dama ko gëm dafa am état lu mu participer ci dund sénégalais bu nekk état dafa participer sa jàng doom ñii di jàng nii état moo leen fayal ay jàngalekat tey bu doon ne Sénégal yëpp seen doom yëpp ñoo leen di fayal ñëpp duñ jàng français
tey sëñ daara yi dafa am ñoo xam ne am nañu moyen yóbbu seen doom yi si internat yi ñu jàngi. am ñoo xam ne amuñu moyen. léegi ñi amul moyen duñu leen bàyyi ñu def seen iman. parce que bokk na ci constitution bi nit ku nekk lim gëm daf ko war a def. alors oustaz si sa gis-gis lan moo tardeel modernisation des daara yi yàgg nañ ko wax tamit am na benn projet de loi boo xam ne atum 2014. mbir mi daal ba léegi daal dafa am retard. lu tax 2014 Kalidou Diallo. Kalidou Diallo Serigne Mbaye Thiam. oui yëpp maa ngi ko yor bi may ñëw nii liir naa yëpp. ba liir constitution bi. lu tax mbir mi daal ba léegi sottiwul. politique wala blocage bi si yéen la. du si ñun politique. gis nga dafa am ay points yoo xam ne d'accord la leen si. nit ki. boo bëggee ñëw ci daara naka dama leen a bëgg dimbale. dañoo tënk ñoom seen i point ba pare jox ñu ko. ñu xool point yi ne yi point yi baaxut. am na yoo xam ne arrangé wul daara. comme ban. point yu bëri mooy xale bi bu amee 6 ans dafa war a jàng. bu amee 9 ans dafa war a jàng français. bu amee entrée en 6e dafa war a génn ci daara ji dem jàngi français. bu mokkalul wàcc nu muy def yow da ngaa jàng ba mokkal ñaata at nga jàng. mais tey ñu war a sauvegarder téere yàlla bi ñu bëgg a récupérer suñu xale yóbbu leen ci école bi te xale bi bu commencé yor saak ñun suñu daara yi sax man sama xale yi dañuy jàng français. maa leen utal maître français donte leen dañuy yelwaan. maa leen utal maître arabe heureusement ci daara ji la jàngee. ba léegi mi ngi université. ñëw di jàngal xale mais oustaz loolu xam nga ko sax xale bi tamit mën na sax mokkal alxuraan. avant muy àgg CM2 am naa fa xale boo xam ne mokkal na. peut-être est-ce que loolu moo tax aussi autorités yi wax ni xale bi su nekkee CM2 su amee entrée en sixième. xam nga bu doon ne suñuy principe lañ ko tënkee ñun. bu doon ne comme suñuy principe. ak suñuy humanitaire lañ tënkee projet bi du am problème. mais mënuma gëm benn tubaab bu nekk Suisse toog di ñu tënkal ay programme ñun suñu. kon yéen waxtaanoo leen si. mais def ngeen ay propositions. mais ñun suñ proposition bu ñu def dañ koy ranger si table bi ñoom li ñu bëgg mooy. récupérer li baax yóbbu ko fa bon te njàngum français amul lenn lu mu defal Sénégal lu ñu amal benn njëriñ. non bul wax loolu nag yow tamit nag oustaz bul wax loolu yow tamit. mais damay wax. oustaz bul wax loolu nit ci humanitaire la ñuy jox. ñun sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu roywaay. tey xale français yii nii jàngi ba pare toog fii lañ gis ku jàng français taal am réew di taal boppam fii lañ gis ku jàng français. koo xam ne day toog rek di xaar mère beeg paa bi mais ñun ndongo daara yi buñ génnee ci daara ji li jënd suñu bopp duñu wax état duñ xaar kenn xam nu ñu def dem dóori waar ci marché bi boo demee marché bii foo dem ci marché yi. ndongo daara yi ñoo ko gérer. oustaz Taha Niang maa lay gërëm baax di la sant waxtu bi jeex na de. waaw benn kàddu bu mu war a jottali. comme ni en 30 secondes. 30 secondes mooy waajuru xale yi sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo ñu yilif. ñooy kilifa yi. mooy xalifa généraux yi nañ xam ne daara moment bi ñu nekk am na problème président Sénégal national président bi nga xam ne mooy président Macky Sall nañ ko xamal ne ñun ay doomam lañ nañu bàyyi ñu jund suñu principe bu ñu mën a accompagner nag. ba mbir mi jóg fi yalwaan sëñ daara yëpp bëgg nañ mu jóg fi. mais nañ def dara te bàyyi wax ji. nit ki mënoo koo fekk mu yor dara nga ne ko bàyyi ko te tegoo fi dara. di la gërëm baax di la sant ñu ngi lay jaajëfal ci dalal bi. di la ñaanal yow émission bi yàlla na jëm kanam. amiin amiin rajo bi. télé bi yàlla na jëm kanam macha allah groupe bi ñi nga xam ne ñoo yokk liggéey bi caméraman yeeg ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi sëñ daara yi sax ñi leen ñaanal. jërëjëf mooy moyen bi nga leen di may. ñëw taxaw fii pour waxal daara. parce que am na yenn certains journalistes yu ñu xam si ay kii ñoo xam dañuy jóg di jël lu ñaaw. am na ay information yu fu wàccoon ñu ne benn xale bu ñu rend ñu ne taalibe la ñu dem gëstu waa Mbuur yi ba xam ne kii baayam. du taalibe ab du xale bi taalibe nañu bala ñoo joxe information tamit yenn ci journalistes yi. nañ koy vérifier. ba mu leer. am na solo di la gërëm baax waaleykum salaam wa rahmatullah di la gërëm baax oustaz Taha Niang ma fàttali yow yaay chargé des affaires intérieures et extérieures de la fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah.